asalaamaaleykum Niokhobaye Diouf. waaleykum salaam monsieur Touré. waaw yow yaay directeur bi nga xam ne moom lañ jagleel tout tànk yi. ak ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci wàllum ñu di leen wooye les personnes vulnérables. tey jii actualité nekk na ci li nga xam ne mooy lu lëmbee dëkk bi mooy xale yi ñuy sàcc. te ci lu ci bari dañuy mujj di leen fàtt. ndax dañ leen di jagleel ci lu ñu wax ay sarax. naka la yéen ñi ngeen xam ne yéen a féetewoo tout tànk yi naka ngeen di dundee phénomène bi am léegi nii ci Sénégal. d'accord li ma bëgg a préciser rek mooy actuellement direction bi dafa changer tour parce que depuis dernier remaniement ministériel bi direction bi maanaam le secteur de l'enfant. président daf ko jox benn importance boo xam ne dañ koy ériger en ministère mu nekk le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant. Maintenant il y a deux directions, la direction de la promotion des droits de l'enfant mooy direction ba ma yoroon ba léegi moo fi nekk ak direction de la protection de la petite enfance léegi def ko direction de la protection de l'enfance. yeneen structures yi nga xam ne ñu ngi ci secteur de l'enfant ba tey ñu ngi ci biir ministère bi donc dafa mel ni ministère bi dañoo renforcer ay compétences am élargir aussi direction yi mais les missions dafay des. Bon ensuite di leen féliciter seen télévision bi dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey boo xam ne bu am solo boo xam ne aussi yéen a ngi participer ci actualité bi lii tey daf ko wane bari ñu tàmbali rek peut-être di massawu njabootu ñi nga xam ne ñoo gaañu di leen jaale ci turu madame le ministre de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant Ndeye Ramatoulaye Guèye Diop waaye aussi di leen jaale ci turu premier ministre gouvernement bi yëpp rawatina ci turu président de la République man ak madame le ministre ak monsieur le maire Ablaye Pouy de Mbao dem nañ def délégation massawu jaale njabootu ki nga xam ne moom lañ mujj faat ci Petit Mbao mu nekk loo xam ne aussi famille bi dañ ko rafetlu su loolu weesoo nag dafa di ay jëf yoo xam ne fi ñu toll nii wax dëgg yàlla mu ngi commencé jaaxal nguur gi ñun ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey waaye tamit dafa commencé bari maanaam di jéggi dayoo non seulement jaaxal nañu parce que dafa tegaloo waaye tamit ci anam yi nga xam ne noonu lay demee dafay nekk ñaawteef yoo xam ne fa xel mun a yem foofu la ñaawteef yooyu toll donc c'est spectaculaire comme li koy tubaab di waxee ñu nag dafa nekk loo xam ne daf ñu fekk ci liggéey parce que comme ni nga ko xamee depuis 2013 gouvernement Sénégal dafa taxaw li ñuy wax stratégie nationale de protection de l'enfant dañoo samp ay kuréel gannaaw ba ñu ràññee ne direction kese mënul nekk fu ne ci biir réew mi donte direction nationale la waaye dañuy am ay ñu ñuy liggéeyal ñoo xam ne tey dañu toogal nguur gi ci gox-goxaat yi muy préfet yi sous-préfet yi ba même ci chef de quartier yi nga xam ne wala chef de village yi nga xam ne day nekk ci gox-goxaat ñu ne dispositif bi nga xam ne tey moom lañ taxawal pour la stratégie nationale de protection de l'enfant monsieur le premier ministre moo ko war a jiite ndaxte mbirum xale dafa soxal mboolemi ministère boo xam ne tey yaa ngi yëngatu nga xam ko ak ñàkk ko xam ministère de l'agriculture ministère de l'environnement même ministère de la pêche parce que yëpp dañuy utiliser ay xale ministère du travail rawatina ministère clé yi ñuy wax muy ministère de la bonne gouvernance protection de l'enfant waaye aussi ministère de l'action sociale de la santé et de l'action sociale ministère de l'intérieur nga xam ne ñoom ñoo yor affaire loi bi kaaraange xale yi ci mbedd mi ministère de l'éducation nga xam ne xale yi suñu jógee seen kër foofu la ñuy dem ah donc xëy na luy xew ci diggante bi lay xewee diggante kër gi ak école ba wala daara ba parce que cadre de protection la yooyu ma la wax ay cadre de protection lañu donc premier ministre su jiitee kuréel bu toll noonu am beneen kuréel bu ñuy wax secrétariat exécutif mu dénk ko ministre bi nga xam ne moo yor mbirum xale yi secrétariat boobu moom mooy tëral politique yi nga xam ne tey gouvernement moom la am yéene ci askan bi waaye secrétariat boobu dafa ne moom kuréel la boo xam ne xëy na décision politique la ñuy appliquer ba pare aussi di xayma te aussi di xool ay façon liggéey yoo xam ne ak tëralin suñ fa jaaralee gis-gisu gouvernement bi maanaam vision politique bi nañ mun a am ay résultats yu xarañ. waaw wax nga ministère yu bari ay acteurs yu bari yoo xam ne ñoo lal yëf yi mooy ñoo lal li nga xam ne mooy xale yi
tout tànk yi ak personnes vulnérables yi mais lan moo doxut ba tax ñu mën a am ay xale yoo xam ne dañuy génn ci surveillance boobu bañ leen di mën a jàpp di leen rey wala di leen disparaître loo. waaw parce que dama doon ñëw si dispositif bi nga xam ne moom lañ taxawal sur place dispositif boobu suñ jógee si kuréel boobu ma la wax léegi dañuy dem si comité départementaux de protection de l'enfant département bu nekk préfet moo ko jiite képp koo xam ne kuréel nga képp koo xam ne association nga wala mbootaay buy yëngatu si mbirum xale rawatina ndeyu daara yi rawatina fédération association yi ñoom ñëpp ay membre lañu rawatina mairie yi tamit nga xam ne tey ñoom ñoo njaboote askan bi si gox-goxaat yi comité départementaux yooyu dafa nekk comité boo xam ne la koy jàppale mooy yeneen comité yu gën a nekk si suuf comité de suivi de protection de l'enfant yooyu au niveau arrondissement la parce que dëkk bi dafa yaatu mais soo jógee si arrondissement yaa ngi dem si quartier yi dañ fa taxawal ay comité de protection de l'enfant des comités de quartier ba si village yi comité villageois de protection de l'enfant waaye comité yooyu aussi la ñu mën def si liggéey la ñuy def ndaxte soo gisee nii naan gisuñu état wala état loolu mooy état mooy mbooloo bi yëpp askan bi yëpp ñaawteef yooyu nga xam ne ñu ngi koy gis dafa di loo xam ne tey dafa bokk ñun ci suñu dund xam nga société bu nekk da nga am maanaam sa coefficient sa quotient de violence mun na commencer ci parent bi ci biir kër gi am na ay sociétés yoo xam ne dañoo violente maanaam xale ak yelleef ba mu war a am du ko ci am ci biir kër yi léeg-léeg nga gis ay famille yoo xam ne sax pour commencer par les familles waxuma sax famille waaye père de famille wala mère de famille bi léeg-léeg mu am comportement violent boo xam ne maanaam day bundu xatal xale bi di dóor di xas xëy na peut-être loolu la xam moom bi mu nekkee xale bon nga ñëw ci biir famille bi tamit xëy na mag yi rakk yi léeg-léeg nga gis ay xale yoo xam ne dañuy nekk ci kër waaye daanaka ñoom ñooy jaamu kër gi day bari ay mag ku jóg rek ñoom lay yónni ku jóg ñoom lay ku saxal tàng sax xale bi ngay woo dóor ko bon suñ jógee ci quartier bi ci biir kër gi ci quartier bi tey jii ñu ngi dund façon dund nañ boo xam ne dafa méngoo ñu ak suñu aada ak suñu cosaan am na violence yu bari yoo xam ne tey ñu ngi koy xool ci biir télévision yaakaar ne c'est un modèle parce que man film yi may gis seen télénovela yooyu soo ko seeraane sax da ngay stressé parce que violence la confrontation et cetera comportement boobu nit ñi di ko xool mag ñi di ko xool xale yi di ko xool réaction boobu ñoo ñu am dañu yaakaar ñu réaction boobu la ñu war a am te solidarité bi war a am suñu biir suñu société def naa amu si tey su fekkee ne sa doom dafa génn si mbedd bi nit dóor ko doo laaj pourquoi mu dóor ko lan la xale bi def ba kooku dóor ko da ngay dal si ko waaye pourquoi nga dóor sama doom nga koy wax am na façon solidarité boo xam ne tamit tey da ngay gis benn nit mu nga dugg benn koy gis benn xale bu war taxaw si benn poto lampe wéeru foofu croiser les bras yow da nga koy romb sax mu xaw a bizarre si yow mu woon ne kii dëkku fa nga romb ko dem sa yoon sa morom romb ko dem sa yoon xamoo ndax kooku dafa taxaw di gete xale bu génn wala et cetera wala dafa war a def ñaaw tëf personne ne s'en occupe parce que solidarité bi war a am si koñ bi ak dugalante génnante bi ak li ma la wax léegi si xale yooyu mooy tax ba tey suñu rapports sociaux yi dañ ko dépersonnaliser c'est des rapports vraiment d'indifférence da ngay gis sa nit di def dara au lieu nga woo ko yedd ko sax da nga yaakaar ne soo ko yeddee xëy na mun na dal sa kaw si biir kër yi tamit léeg-léeg dégg naa sax am na benn waajur bu rey doom ji Kër Massar ñu ne dafa drogué mais ñoom bi mu rey doom la ñu soog xam ne dafa drogué non non yàgg nañ xam ne dafa drogué kër yi bari na ay xale yu góor yoo xam ne ñu ngi am ay comportement dañuy jëfandikoo ay sinébar dañuy drogué wu ñëpp xam ko kenn si wax dara am na ñoo xam ne dañuy xëy yor paaka seen famille kenn du génn sa biir néeg dañuy menacer seen waajur yu leen jur menacer seen rak seen mag am ñoo xam ne sax xëy na ay dof lañu dañuy xëy nekk danger seen famille kenn du ko dénoncer pourtant am na un numéro vert de la police wala gendarmerie boo xam ne soo fa wootee dañuy ñëw mais dañuy bàyyi ba jëyee am ñu soog a ne kat kii kat da doon tox yamba da doon jaay yamba wala ku doon jaay boppam la saa yu ñëwee fii borom histoire la pànk la et cetera. mais directeur yi nga wax yi nga tudd léegi loolu ay violence domestique la ñu mais crime bu bees bi moo di jàpp ay nit rey leen parce que lu ñuy rumandaat mooy ay sarax la yoo xam ne ay sëriñ ko dégle est-ce que
phénomène bii parce que ñu ci bare dañoo defe ne phénomène bu bees la pourtant yàgg nañu gis ay xale yu réer kenn dootul xamati lu ñu doon est-ce que phénomène baa bees wala coow li moo bees. non xam nga suñu ne dañuy rumandaat ne xëy na peut-être ay sacrifice ak loolu nañ def enquête xool ndax sacrifice wala du sacrifice parce que ñun fi ñu toll nii position bi ñu nekk nii vraiment dañuy màndu si li nga xam ne dañ koy wax ndax gouvernement la te la ñuy wax daf ñuy leer du ma sukkandiku si nit ñi la ñuy wax rek naan xëy na élection yaa ngi jege si ñii dañu war a rey ay nit ñii dañu war a jël ay xale man mënuma dugg si loolu li ma mën a wax mooy dafa nekk ay ñaawteef yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun dañ koy xeex te xam naa ne police seen bopp suñu xoolee def seen enquête ba gis li nekk si biir ba ñu teg ko dañ xam ndax ka ko def lam si jublu ak ñàkk si jublu dans tous les cas ñu li préoccupé mooy sécurité xale bi que mu nekk période élection wala mu nekk beneen période rey nit moo jaaduwul si boppam ak motif bu mu ta doon moo tax dañu war a comme ni ma la ko waxee nii rek ñu d'abord sàmmante suñuy biir parce que aussi xale yi nga xam ne ñoo leen di rey ñun dañ ci am responsabilité ñun waajur yi waa koñ bi waa quartier bi am nañ sa responsabilité da ngay gis ay yaay yoo xam ne dañuy xëy fajar rek dañoo yàkkamti génne xale yi si mbedd bi ba doo mun a xam mais comme si xale dañ leen di gêner si kër yi xale yi suñu fooyee ñaari yoon xeex ñaari kër rek ñu ne dem leen fooy si mbedd bi comme dañ leen di dàq comme xale yi bokkuñu si kër gi xale yooyu si mbedd bi tamit seen waajur duñu xam lañ fa nekkee ak fu ñuy dem léegi sax ñuy dox ay kilomètres wala def ay jéey yoo xam ne day échappé seen parents yi ba ñuy xam ne xale bi si kër gi la bokk heure añ jot année diw gisuloo ko demee seeti ko ma ne loolu négligence la ñun nga xam ne aussi si mbedd bi war nañuy seetlonte yow soo dëkkee si benn koñ xale romb la xoolal fan la jëm bàyyi ko bët bàyyi ko xel parce que doom su la rombee yaa ngi bàyyi xel fan la war dugg ak ndax lay def comportement yi léeg am xale am comportement suspect boo xam ne yow en tant que citoyen war nga si am benn gis-gis ba xëy nga topp ko wala nga xool trajet ba xale boobu xool fa muy mujj. directeur wax nga système yi mais man dégguma ci seen nomenclature bi seen système seen cadre. le dispositif de protection dispositif bi ngeen teg. gisuma fenn foo xam ne am na ay système d'alerte maanaam ci yenn dëkk yi gisul na ne xale bu réeree automatiquement muy rajo yi muy panneau yi ci mbedd mi dañuy annoncé ni xale diw réer na wala boog ñu ne enlevé nañ ko wala boo demee ci yenn commissariat de police ak yeneen services yi dañ fa fekk benn ay affiches yu ñuy def di ko renouveler saa su ne di ci def ay photo ak ay numéro contact xale yi ngeen xam ne réer nañu lan moo tax Sénégal mënul am système bu mel noonu. non système boobu am na fii xëy na peut-être da nga si bàyyi xel mais soo xoolee déjà réseaux sociaux yi te lu xew rek en un laps de temps tas na dëkk bi yëpp ñun am nañ benn numéro vert mooy 116 11 ak 6 kooku centre Guinée la fépp foo toll si Sénégal yëpp laa daj ba Kédougou Koulikoro soo fa demee nga gis fa benn xale boo xam ne dafa am problème soo wootee si numéro 116 boobu donte sori na ñun am na ku ñuy mën a woo Kédougou wala fu ko gën a jege koo xam ne war na mën a ñëw taxawu xale boobu rawatina biir Ndakaaru ak zone yi nga xam ne moo ñu wër tey xale bu si am problème ak foo mënta wootee am na équipe boo xam ne non seulement par guddi léeg-léeg mu def ay maraude mais bëccëg bi foo mënta wootee mun nañ dem jëli xale boobu indi ko centre stabiliser ko am na loo xam ne aussi c'est un comportement citoyen waajur war nañ koy def association war nañ ko def suñu waajur lan mooy ba njëkk ba sa doom su réeree da nga jël sa ndënd ànd ak sa géwél ñu topp ko ñi di tëgg léegi si rajo yi lañ koy wax à la télévision te def naa loolu ba léegi mu ngi am xam nga on a l'impression que mbir mi dafa jéggi dayoo alors que dafi mus a nekk li am mooy ñu ngi koy soog a xam si dimension bi ñu koy xamee ndax la presse tey dafa présente dafa fës xale bu dee léegi si saa si wala xale bu réer image am day tas Sénégal waxuma extérieur loolu moo tax nit ñi dañuy am impression que mbir mi dafa gën a yaatu dafa gën a bees mais fi mu toll nii xëy na méthode yi aussi ñaawteef yi ñiy def ñaawteef méthode yi ñuy utiliser tey dafa gën a xarañ mais li am mooy société bi ak communauté bi dañuy am war a rôle de solidarité boobu ma lay wax te ku sa doom réer nga jël photom yaa ngi koy envoyé sa ami WhatsApp yëpp mu tas chaque jour soo déglu à la rajo
ay xale yu réer lañ lay wax ay mag yu réer sax wala ñoo xam ne dañ leen fitnaal mbaa bu xatal amul benn fait buy amati fi ñu toll nii kenn rek yëg ko si koñ bi wala si biir kër gi sax te loolu génnul si mbedd bi. directeur su may delluwaat encore tuuti si ginnaaw bi nga tegee seen dispositif yi ngeen xam ne moom ngeen jagleel tout tànk yi gis naa ni wax nga ci préfet wax nga ci département wax nga ci commune ñu foog ni bu ñuy wax lotissement bu ñuy wax dessiner ay plan ñooñu ay acteurs nañ ñoo xam ne am nañ ci seen i kàddu waaye masumay gis fii en tout cas Sénégal pour le moment foo xam ne ñooñu wala yéen boog duñ leen boole ci seen i plan ba ngeen mën leen xalaatal ni su ngeen fi daggee def ci kër def fi kër fi ngeen programmé fi jàkka lañ fi bàyyi nañ fi bàyyi bayaal bu ndaw boo xam ne xale yi danañ mën a ñëw fooy si loolu amul fenn ba ci lotissement yu mujj yi pratiquement xale yi dañ leen di fàtte. loolu li nga wax dafa nekk ñu suñu combat bu ñuy porté parce que bul fàtte ne suñu nee direction de la promotion des droits de l'enfant aar xale moo ñu tax a jóg yéen la ngeen di métti di ko naqar li ñun la gën a métti en tant que direction suñu sañoon benn xale du am fitna suñu sañoon xale day nekk buur xale day judd si anam yu sell ñu faj ko xale bu wér xale boobu ñu jàng ko jox ko yar dugal ko daara wala dugal ko école suñu sañoon xale yi Sénégal kenn du leen gën a tekki mais li si am mooy actuellement dispositif yi wax nga léegi problème mu situation xale yi nga xam ne si biir kër yi dañ leen di bundu xatal dañ leen di métital waaye ñun suñu objectif mooy xale bu su nekk fa nga nekk quelle que soit situation ba nga nekkee nga am li nga xam ne moo war si yow damay wax fan yëpp maa ngi koy wax li nga xam ne moo am tey wax naa léegi yaay yi dañuy toog ba mu yàgg mel ni xale yi dañ leen xatal si biir kër yi c'est vrai que phénomène de promiscuité boobu am si biir kër yi réalité la yaay yi su commencé togg mbaa muy defar këram di tout ça xale yi dugg di génn da leen di gêner ba xale dañ leen di génn si biti moo tax dama def un appel solennel au maire comité yooyu ma lay wax comité départemental le maire souvent mooy vice président comité boobu xale dañ ko war a delloo àqam si biir famille bi delloo ko àqam si biir société bi dama joxe woon keroog benn exemple nañuy toggee sax si biir kër gi sama mbokk tukulóor di ma retaan ma ne xale tey yow nga xëy jox sa soxna dépense na ko demal ma marché soxna soo su demee marché du fàtte ay kaane lépp loo xam ne day safal cin bi mu ko si boole mais soraalewul xale bi ñam boobu ñuy teg ñëpp wër ko y compris xale boobu du pour xale bi parce que lañ say def yëpp daanaka mag ñi la gën a intéressé que xale bi donc mel ne xale bi bàyyiwuñ ko xel si biir famille boobu moo tax may woo vraiment tous les maires du Sénégal li nga xam ne mooy espace communautaire ñu dimbali communauté bi di leen si bàyyi xel am na waajur yoo xam ne amuñu ay moyens pour dugal seen doom école wala jardin d'enfant xëy na daara lañ am moyen te seen doom xëy na du egg si at pour dugg daara diggante bu muy soog a mun a raam ba ay 2 ans te waajur aussi dañuy soxla di dem daan seen doole di dugg di góorgóorlu pour jàppale seen njaboot am na moment boo xam ne xale boobu xëy na day nekk gàllankoor su toogee jàkkaarloo ak moom suba ba ngoon ma ne maire yi mun nañ dimbali askan bi cité yu bees yi nga xam ne ñu ngi koy tabax ak pépp boo xam ne dëkkuwaay la obligatoirement nañuy prévoir jàkk nañuy prévoir ay centre wala leneen ak leneen wala terrain de football nañ sarax xale yi ñu wutale benn espace communautaire boo xam ne maire bi moom moo koy gérer teg fa benn nit wala ñaar wala ñett yoo xam ne dañ leen di former ñii si peut-être puériculture la ak naka la ñuy dundal xale yooyu parce que am na xale yoo xam ne seen yaay su demee ay xale yu ndaw la ñuy doon la ñu war a lekk foofu dañ ko war a sàmm seen wér-gu-yaram war nañ ko sàmm rawatina activités yi nga xam ne day tàggat xale bi ngir mun a ubbi xelam mooy activité d'éveil mais espace communautaire suñ ko amoon kooku njëriñ la pour Sénégal parce que xale yooyu déjà ñu leen di former si ay cadres yu sell ba pare protéger leen
te ëllëg suñu màggee kooku bénéfice lay doon si Sénégal day nekk ay xale yoo xam ne xarañ lañu moo tax ma ne c'est notre combat de tous les jours pour que xale fu mu mënta nekk vraiment mu am un développement harmonieux. fi nga da nga ubbi fàttali ñun bu ñu nekkoon xale suñu yaay bu ñu demoon marché nun dugg xat daanu fekkee ba mën si jënd ay beñe bu yaay ji jógoon marché ñu daw si mooy suñu lekk balaa añ bi di ñëw wala di fare tey loolu jeex na est-ce que nekkul tamit yéen seen responsabilité en tant que direction de l'enfance pour ngeen mën a def ay spot publicitaire ay communication yu bare ci télé yi ak ci réseaux sociaux yi puisque réseaux sociaux du leen jaral lu bare ci wàllum xaalis ak koom-koom pour mën a fàttali nit ñi pour ñu delluwaat ci yooyu nga xam ne moo daan suudee famille yi parce que tey xale comme ni nga ko waxee bu xajulee ci biir kër parce que parents yi dañu bëgg a noppalu ko ñu ne ko génnal ci biti bu génnee ci biti kaka fat kooku à peu près la ma bëgg ci moom loolu lay am loolu moo ñu waral viol yu bare yi ak xale yi naan tàngal lañ leen di naxee finalement rey leen est-ce que yéen amu leen liggéey bi ngeen war a def te defu leen ko au niveau de la direction de la petite enfance? Non du liggéey bu ñu war a def te defuñu ko mais xëy na est-ce que am na ay moyens pour mun a mottali li nga xam ne tey mooy suñu yéene loolu ngay wax noonu dañ ci liggéey ak ñu bari am na ay troupe théâtre yoo xam ne xam nañ fii biir Sénégal ñoo nañu proposé ñu ay spot yoo xam ne su ko doon génne tous les jours benn spot at bi du jeex spot yi du jeex am na si koo xam ne sax tey dinaa turam parce que dafa def liggéey bu rafet muy Ndey Muur xam nga ko muy actrice am na ay spot waxtaan nañ si yoo xam ne day tàggat yaayu xale bi papa xale bi entourage famille bi naka lañuy xale war a taxawaayu xale si biir kër nekkinu xale si biir kër ak taxawaaju waajur yeeg mag yeeg rakk yi naka la war a mën nekk si biir kër thème boo mun a xalaat développé nañ ko problème bi kay mooy c'est la communication qui coûte cher tey jii da ngay dem si benn télévision million lam lay génneel pour mun a génneel loolu da nga naan xëy na bala ma koy dugal foofu naa ko jël taxaw xale yi nga xam tey di nekk si ay jafe-jafe di dund si wàllu seen wàllu wér-gu-yaram ak yooyu moo tax ñu ngi développé un partenariat ak suñu partenaires aussi te ñoom tamit dañoo am seen i objectif tu vois du loo leen jox rek ñu jël ko pour mun ko financer direction bi nga xam ne moo fi nekkoon muy direction de la petite enfance dafa am benn programme bu ñu taxawal muy éducation des parents il faut que ñu éduquer parents yi waajur yu bari tey ay xale yu ndaw la ñuy doon déjà dañoo jàngul naka lañu war a mun a yore kër teel a génn parce que seen jàng jeex na am nañ ay moyens dem beru seen appartement ak seen soxna ñooñu déjà problème bu ñu am sax dañuy dawaat ñëw seen kër problème bu seen doom am du ñu xam lan moo dal seen doom il y a de petits signes ministère de la santé yàgg na def ay sensibilisation si yan mooy manifestation même sibiru am ñoo xam ne seen doom day sibiru du ñu xam ndax dafa sibiru wala leneen moo ko dal ñii dañuy sot ñu xam xëy na peut être yenn manifestation extérieure lañ ko mën a xamee mais sa doom da yaram day tàng sax dóor am sensibilité wala remarque ne yaram tàng na dañu war a jël température wala dañ ko yóbbu fa da nga yaakaar ne c'est un phénomène naturel donc ay comportement yoo xam ne vraiment c'est à bannir. Directeur Kër Ndiaye Lo ci gannaaw Tëngéej la mës a confronté pour la première fois xale yi bu ñuy rey boobu xale bi ñu reyoon ci Kër Ndiaye Lo dañoo yóbbu woon bopp bi xale bi ñuy mujjee rey Touba tamit ñu ni dañ ko rendi ci commencement bi neewoon nañu yóbbu nañ bopp bi famille bi def déclaration ne kenn daggul bopp bi si ñaari situation yëpp xale bi da doon dem jàngi daara àndoon ak magam ñu nax kenn ki jox ko tàngal wala lu mel noonu damal jëndi lale mu dem bàyyi leen ak kenn ki nga xam ne moom la ñu mujjee rey est-ce que yéen amu leen sañ-sañ wala doxalin bi ngeen xam ne war ngeen mën a jege service yu judiciaire yi nga xam ne ñoom ñoo yor enquêtes yi pour xam ndax yéen parallèlement mënu leen def enquête parce que police bu Touba bu ubbee enquête ci lu wàllu lu jëm Touba xalaatuma ñoom ñu ñëw ba Kër Ndiaye Lo xalaat ne lu mel ni amoon na Kër Ndiaye Lo peut-être mu yóbbu leen ci benn piste. non xam nga gouvernement ku si nekk da nga am sa liggéey booy def ñun li ñu mën mooy suñu amee un cas boo xam ne dafa jar enquête te enquête amul ña war a enquête ñu wax leen ne enquête leen suñu enquêté ba pare lañ ca gis su amee war ñu teg ay daan ñun ñu taxaw pour que daan yooyu ñu teg ko ñooñu nga xam ne ñu def jëy yooyu. ñi war a def enquête mooy judiciaire police wala gendarmerie moom ngay wax. police gendarmerie ñoom ñooy yor affaire enquête donc ak lépp mu taxaw
ci mbirum xale wala keneen nit doomu aadama ñoom seen bopp seen liggéey la parce que mënuñu leen jàngal seen liggéey te sax ju leen si sonj ñun bala ñuy jóg sax ñoom suñ ko yëgee automatiquement ñoom lu ñu yëg ñooy demal seen bopp parce que loolu mooy seen rôle mooy seen mission ñoom lu ñu yëgul keneen ku ko yëgee ñun ak keneen su leen ko waxee da ciy taxaw si saa si defe naa côté boobu amul benn problème enquête yi day jaar yoon ñañu war a jàpp léeg-léeg dañ leen di jàpp ñu si ëpp def naa ñiy rëcc du bari su fekkee dina am mbir mi xëy na peut-être c'est au niveau de la justice suñu demee ba war a juger yow xëy na di nga am yéene ne ki def lii nañ ko tëj ngir dundam wala lu leen noonu nañ ko tëj ñaar fukki at mais juge bi si boppam toog ak xel xalaatam li ñorte ay dossier ne man kii juróomi at laa koy tëj bàyyi ko côté boobu xëy na dañ koy naxanu ne xëy na la ñu si bëggoon amuñu ko mais données yi mu am ak éléments yi ba jugé jox ko àq boobu xëy na moom moo ko xam te comme ñoom ñooy wàllu yoon ñoom ñooy seet ku si nekk la nga def ak daan bi naka la war a toll ñu def ko. directeur comme jamono yi maire Maté doon nañu nit yu bare ci mbedd bi parce que dañoo soloon lu xonk gars yi foog ne ay maire yu Maté lañu jamono ji ñu bare ñemeetu ñu gàddu seen i doom doxantu ak moom ci mbedd bi ragal ñu ne leen dañoo sàcc xale bi phénomène bi indi na kenn koo xam ne mujj na nekk victime kenn koo xam ne concerné na direct parce que personne vulnérable la ndax dañoo jàpp kenn biir Touba dóor ko dóor yu metti yóbbu ko gendarmerie ba ñu defere ko foog ni dafa doon sàcc xale bi ñu xoolee si biir ndeke waa ji muuma la te du dégg yéen lan ban discours ngeen mën a envoyé population bi pour que ñu arrêté di jëmal defal seen bopp justice. mooy li ma la wax xam nga dañ nekk dans une société boo xam ne violence dafi am te xamuñu ko woon noonu leneen li tamit mooy nit ñi dañu war a am une culture citoyenne ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg muy police ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg muy justice ñi àtte yoon ñu wóolu leen bàyyi leen ak seen liggéey nit mënul ci boppam juger gannaaw ba ñu ne tànn nañ ñi nga xam ñooñu war a juger nit warul tamit di appliquer maanaam li nga xam ne doole police wala gendarmerie ñoo ko war a def kooku soo ko defee yow yaa ngi jéggi yoon te mun na teg daan bu ëpp bi nga xam ne tey jii yow moom kee moom la def ka nga xam ne parce que waruñu fajal suñu bopp dañu nekk ci état boo xam ne c'est un état organisé nit ñi dañu war a nekk ay citoyen responsable mooy ku mënut a def jëye yow sax waroo ne tant que amul si ay preuve wala tant que mbir mi la ko indi ak la ko soxe ak ña sa bokk yëpp xamuloo ko nga ne yow da ngay defal sa loi bopp kooku anarchie lay indi ak désordre dans ce pays là ku ne su doon defal sa bopp yoon defe naa ne ñu nekk jungle bi àll bi ñoom ñoo yem te waruñu doxe noonu un citoyen soo gisee lu ñaaw am na ñu fi nekk pour di faj lu ñaaw demal si ñoom mooy police wala gendarmerie wala keneen su fekkee ne loo xam ne imam moo ko war a yëg wala chef de quartier dama wax imam wala chef de quartier waaye yow en tant que citoyen nga ne da nga boo defal sa bopp loi yaa ngi commencé jéggi yoon ñi nga xam ne dañ leen jàpp nekk leen bunduxatal nit ñi war nañ xam ne ku rey nit sax ak lu mu metti nañ ànd ak seen sago te xam ne soo leen ko dóoree ba rey ko tamit xëy na la ñu soxla woon si moom duñ ko am la tax mu rey ak kak ko sant loolu yëpp mën nañu échapper moo tax nañ bàyyi nañ bës suñu xool xam ne yàlla moo nattoo loolu waaye ñu jël ko teg ko si loxo yoon bàyyi ko yoon àtte ko te xam ne ñoom loolu lañ fi tege pour ñu taxal fi askan bi di doxal askan bi di waxal askan bi. tey lan mooy doon sa conseil ci waajur yi pour ñu mën a jànkonte def face ak phénomène bi te mu bañ a indi njàqare bu mag ci kaw askan wi. bon d'abord wax ne violence dafa bokk ci société amul benn société non violente à 100% man de gisaguma ko xëy na peut-être si suñu temps maam yi mais fi ñu toll nii. société bu ne da nga am sa benn coefficient de violence boo xam ne ñi dafa rëy ñi dafa tuuti ñi dafa diggu doom nit mun na violence ci boppam xale sax mun nay gaañ boppam dañ ko war a protéger contre waajur mun na violence ci contre xale comme entourage famille mun nañ violence ci xale bi
rawatina mbedd violent am na ñoo xam ne violence kenn mënu ko dis ñoom parce que dañ ko judduwaale ci seen deret la bokk moo tax ma ne dañoo feebar ñooñu koo xam ne déjà mu ngi drogué wu ba yaramam saf drogue mënatoo ko wax leneen lu dul parce que nekk na quelqu'un de violent dañ ko war a surveiller wala ñu dénoncer ko am na ñoo xam ne seen violence feebar bu nekk seen bopp la dañuy gis xale siif ko nga tëddee fukki at ñu gën siifaat xale nga tëbal ñu parce que feebar la kenn mënu ko dindi si ñoom moo tax cas yu mel noonu dañ ko war a au plus réduire ko contrôler ko beneen bi mooy sécurité à 100% amul fenn si àdduna bi ku la ko wax lay nax 100% sécurité amul benn monde benn dëkk si àdduna bi bu am sécurité à 100%. moo tax la prévention tey moo mun a aar loolu xale bi si biir këram nañ fexe mu am d'abord sécurité les cadres de sécurité ñett la benn bi mooy biir kër gi xale bi su fa nekkee dafa war a am stabilité ak sécurité ak jàmm moom mooy protection totale su demee école ba walla si daara ba ka fa nekk moom mooy deuxième niveau de sécurité tant que xale baa nga foofu la famille di assuré koo ko yor muy maître bi mu ki koy jàngal métier muy ki koy jàngal tubaab wala alxuraan moo yor sécurité am keneen ki yor troisième niveau de sécurité mooy état dafa am sécurité de facto maanaam yow foo mënta toll xale boobu fu mënta nekk si kër ga ak fële de facto état la war parce que état mun na protéger xale bi contre yaayam contre papaam contre ay njabootam xam nga nit ku amul kenn ku la protéger état moo lay protéger donc état protection bi dafa permanente léegi nag diggante kër gi ak école ba wala daara ba et cetera si mbedd bi foofu la mbir bi nekk moo tax sànq j'ai appelé à une solidarité il faut nit ku si nekk am un comportement responsable nga xam ne xale bi lay romb sa doom la doomu askan bi la nit sax mun a nekk si mbedd du dóor doomam yow en tant que citoyen nga ñëw taxaw ne ko non raisonné ko wax ak moom ba mu dal am nañ ay rôle boo xam ne bu ñu bàyyante di ku nekk une société boo xam ne comme en France nga xam ne yaay ji papa ji wala si mbedd mi da ngay romb nit tëdd di dee sax doo ko faale ñun dañu war a dépasser situation boobu tant que solidarité bi ñuy wax amul suñu biir defe naa ne dëkk bi du mun a avancer. docteur fu may daanalee waxtaan bi yaa wax devoiru état mu apporter protection ci ki nga xam ne ñaari levier yi tëb nañu muy levier kër gi muy levier école bi nga daal di ma fàttali kaaw xale yi gaañu woon juróomi xale yi gaañu woon fii ci Parcelles juróom wala ñeenti xale yi gaañu woon ci Parcelles mooy les enfants Diaz. ñëpp xamoon nañu seen situation de vulnérabilité seen situation pratiquement bi nga xam ne seeni waajur nekkunu fi école ba xamoon nañ ko kër ga xamoon nañ ko ba ci mairie bi nga xam ne Moussa Sy moo ko jiite woon xamoon nañu situation xale yooyu ba keroog ñuy dee ca taal ba gis nañ ni benn levier yi nga wax soupape de sécurité yi ñuy waxee noonu benn taxawu ci te it gannaaw ñaari député yi nga xam ne ñoo ñëwoon foofu gisuñu sa direction mu yegsi foofu présenté Ndial mais jéem a xool ki nga xam ne mooy papa ji tey bokk ci les personnes vulnérables muy Kerbala Ousseynou Diaz lan mooy yenn seen taxawaay ak lan nga xalaat ni waroon ngeen ko def te defoo leen ko non xam nga ñun amuñu connaissance que avant loolu famille dafa nekkoon vulnérable tey Sénégal su fekkee ne da nga bëgg famille vulnérable rek nga dem taxaw fa ne da nga fay def la nga fa war a def naa dina jafe lool état bi amul ay moyens te xëy na non seulement moyens financiers yi waaye moyens humains yi ak logistique bi nga xam ne moo war pour que famille bu nekk am problème mais Sénégal presque 70% des familles sont vulnérables soo bëggee famille bu nekk nga ne fa parce que ñu ngi dund ay jafe-jafe il faut ñu taxaw kut non politique nationale la ñu am kooku maire bi su fekkee teel na ko identifier mais programme de bourse de sécurité familiale bu ngi fa woon lan moo tee ñoom dugaluñ ko fa chef de quartier ñoom ñooy parce que dafa am li ma la une politique de proximité ñun dès le début nee naa la direction bi dafa am ay kuréel yu koy représenté te ju luy xew Koulikoro man xaw ma ko
mais am na ñu fa nekk ñoo xam ne nguur gi lañ fa nekkal direction bi lañ fa nekkal am na ay dispositifs ak ay moyens yoo xam ne war nañ ko jël en charge taxawu njaboot boobu ñoom suñu tëlee lay soog a yëg si kaw moo tax bul ne rek maire su fa demee gouvernement la fa demal yenn acteurs yoo gis foofu acteur de Guédiawaye le préfet ak ñun ñëpp dem nañ fa su dee lu xew Goudomp direction bi dem fa wala lu xew Nioro direction bi dem fa dafa daal dinañ xëy dañuy liggéey mais ña fa nekk di fa liggéey direction bi lañ fa nekkal parce que depuis 2013 dama ne dañuy taxawal benn stratégie nationale de protection de l'enfant boo xam ne dañu ne fépp foo xam ne suñu loxo war na fa egg nañ fa sam kuréel boo xam ne dinañu fa taxawal ba lépp loo xam ne waroon nañu ko def ñu def ko donc bu ñu jàpp ne l'État est absent l'État est partout xëy na souvent population ñoo dul xam les mécanismes même le chef de quartier État la si démembrement bi la bokk pourquoi nii duñ dem si am réflexe chef de quartier ne ko problème bi la chef de quartier su jaaxlee dem si préfet ne ko préfet kat problème bi la préfet su jaaxlee ñëw direction wala ministre wala gouverneur ne ko lii la bu ñu bàyyi ba mbir mi jéggi dayoo ñu soog si jël ay kii yàlla les compétences transférées les maires ñoom ñoo njaboote askan bi le social am na seen volet am na situation xam ne su fa eggee waru extraire si état bi ñoom seen bopp war nañ ko mën a gérer la solidarité léegi da ngay dugg benn jàkk ñu ne at diw kat dafa am néew doole am na ordonnance wala et cetera pourquoi déjà au sein du quartier on n'a pas organisé cette solidarité ña ko xamoon mais nañ suñu koy day solidarité vraiment gëm nañ ko ñu ne dëkk jullit lañ nekk ak chrétiens yi nga xam ne ñëpp dañ gëm yàlla dañ war a dimbalante am na yoo xam ne su amee buñ ci xaar état bi tey jii affaire u daara yaa ngi gis ay ndeyu daara volontairement chaque jour dañuy togg seen kër di ko yóbbu si daara bi taalibe bi day xëy ñëw seen kër ñu fóotal ko passé ko defal ko léeg-léeg ngoon taalibe bi su gee foo ñëw toog ak seen doom di seetaan ay télévision ak lépp te kooku xaaruñu si état xaaruñu si kenn mais parce que c'est des citoyens dañu xam ne alalu réew mi la xale yi ñu ñoo ko bokk mais ñi la gën a wax état gën a ŋàññi état ñooñu ñi nga xam ñoo gën a ñàkk def dara mais ñiy defal état di jàppale état ñooñu ñu ngi si liy nekk te vraiment c'est des gens yoo xam ne dañu war a remercier encourager leen gërëm leen parce que nag lépp lu ñu si def état yëg na ko ndeyu daara yi bàjjanu gox yi association yi nga xam ne tey ñu ngi yëngatu di ñëw di setal si biir daara yi wala xale am jafe-jafe ñu dajaleel ko ñëw dimbali njaboot gi loolu am na fi. maa ngi fàttali ni Niokhobaye Diouf di directeur de la petite enfance. de la promotion des droits de l'enfant. de la promotion des droits de l'enfant de la petite enfance et des personnes vulnérables la ñu amoon ci suñu plateau maa ngi lay remercier. man maa lay remercier monsieur Touré di la encourager aussi di ñaanal seen organe bi wax dëgg yàlla mu yaatu law Sénégal yëpp. jërëjëf bitim réew. jërëjëf.